laa doon laajte fan mooy Kër Manga. Kër Manga. Manga 2 fii la parce que Dakar lañu jógee. waaw ñëwoon pour def ak moom benn émission. ñu ne ñu mu ngi Joal. ñu daal ñëw fekk si ko fii. waaw mën nañ ko gis. waaw mën ngeen ko gis. mu ngi ci biir. mu ngi ci biir. fii la juddoo. baayam ak yaayam yëpp fii la ñuy judd. yow lanam nga. man magam la. magam nga. kon yow ñàkkul nga mën a xam ci moom loo nga. ci carrière lambam dara. waaw xam naa ci moom tuuti. waaw lu mel ni ki naka. bi mu commencé di bëre fii nekk xale bu tuuti. ñun ñëpp ñoo doon ànd. ñun magam lañu mais daal bi muy commencé fii la doon commencé fii la commencé. ci kër gi di bëre ak moromam yi. di dem ci tefes bi di bëre di def n'importe quoi après ñu jóge foofu commencé di bëre ci mbapat yi parce que fii il faut nga commencé ci mbapat yi nag ay temps d'hivernage temps waxtu bii lay doon quoi septembre ak octobre muy bëre fii amoon na ay combat yu mu doon def fii mais temps boobu sax kenn xamuloon ne dina nekk mbër. dina nekk champion. oui et après bi ñu demee Dakar. mu toog fii dañu dégg ne ma nga mu ngi ci àll bi mu ngi am ay drapeau ay kii mais ñun ñëpp def ñu jaaxaloon quoi. def ñu jaaxaloon. kon mooy seen premier champion fii. non amoon na kuñ ko tuddee ma nga bu njëkk ba ma nga bu mag bi kooku Kaolack la nekkoon après daawoon na bëre ak Dakar après moom Robert Diouf ñëw après ma nga ñëw. oui. Kër Manga. ça va sëñ bi Mouhamed naa def ça va sant bu baax. en forme. gis nga tey yow lañ ñëw yendu si. non am mbégte lool. xëy de dem kër ga. ñu ne ma da nga ñëw yaa ngi fii si dëkk bi ma ne foofu da lay dàqee. ma ne sama caméraman bi nañ dem rek fekk ko Joal. non xam nga tout le mois d'août et septembre damay faral di nekk Fadiouth. parce que dama koy def comme ay congé. waaw su ma demul bitim réew fii laay toog ak famille bi yëpp tout. donc maa ngi leen di dalal maa ngi leen di remercier bu baax kontaan naa ci seen visite bi. merci jërëjëf. Mohamed am ci mbégte lool ndax fu ma juddoo RDV su ma fi fekkee si fii dama ci sant yàlla am ci kontaante lool. tey jii boo doon expliquer kuy Manga lan nga koy wax fu mu juddoo ba nu mu def ba ñëw Dakar di fa bëri. xam nga ku nekk Manga mooy Manga bëgg cosaanam ndax yàlla moo def ngeen fekk ma fii ngeen dem suma kër parcelle ñu wax leen ne maa ngi fii yàlla dogal aussi xam naa da ngay ñëwoon pour yendu mais suñu añee il faut ñu demaat parce que dama am réunion ak suma école de lutte à la Voile d'Or donc suñu émission bi xam naa ne foofu lañ koy jeexalee donc fii laa juddoo yaroo fi jàngee fi bëri aussi ndax bi may jàng école récréation su jotee dañu doon bërantu dañu doon def drapeau national ñu def ko ci bantu bale après suñ ko defee foofu dañ ko doon compétir ci kii donc foofu la ñuy commencé di bëre inspiré wu ci làmb ba yàlla def ma fekk suma mag fii muy bëre muy Robert Diouf ñu di ko wax Mohamed Ndiaye donc ma topp ci seen tànk yi ñoom Doudou Bakassar ñoom Moussa Diamé ñoom Roland Daba ñoom Fara Aw ñooñu yëpp ma topp ci seen tànk ba yàlla defal ma nekk le grand champion le roi des arènes mais avant loolu dafa am ay lutte traditionnelle boo xam ne def naa ci ay jéego lu bari yu mel comme Fadial yu mel comme Ndiand jëlee naa fa ay drapeau Djilor Djilas Diofior Samba Dia dans le village environnant presque dama doon jógee fii ànd ak suma mag yi ñu wax Loo Jatu ñu wax Koor gi Sini ñu wax le feu Ibou Soxna ñoom ñëpp dañu doon ànd foofu dem bëri ji mun nañ fa def 3 jours comme mun nañ fa def 4 jours mais bi ma ñëwee Dakar nag nekk ci suma ay mag ñoom René Ndiaye ñooy suma mag Pierre Diouf ñu ko wax Père Ndaw ñooñu yëpp ñu toog encadrement ñoom Benoît Diène et cetera parce que su ma toogee fii di ñu ma doon encadré dinaa juum. ba nga jógee fii rek ne damay dem Dakar bëri ji boobu say parents bàyyi nañ la ci wala. non bu ma jógee Dakar dem bëri ji jóguma fii rek Dakar pour dem bëri ji dama dem Dakar ci benn tournoi bu ñu wax ci arène Nimsaat fekku benn machine la ñu teg machine béyukaay yàlla def aussi ma jël ko machine boobu ma jël ko donc jógee fa ñu dem xaar yàlla am na arène bu ñu doon wax arène Massa Wali Dione aussi ñu compétir foofu drapeau bi ma jël ko jël bu Adrien Senghor jël Géejawaay ñu boole ma combat ak benn xale enfin du ma xaw a xale sa mag bu ñuy wax Mampip bu Jilaas yàlla def aussi kooku ma daanaat ko
donc disons saison boobu yëpp combat yi ma am dama daan waaw am bërëb bu rëy boo xam ne dama ko bëre ak benn waay bu ñuy wax Birakodu moom mu ngi dëkk Simal kooku yaakaar naa bërëb boobu waru nga tase ak waa Diofior ou bien waa Simal dina la wax bërëb boobu nu mu demee. boobu da nga demoon rek pour def fa mbapat dellu si waat fii. waaw dama demoon pour def ay mbapat far toogaat. parce que far suma waaw toog Dakar continuer boobu yaa ngi bàyyi fi ses parents. waaw maa ngi bàyyi suma papa ak suma ndey ak suma yaay fii la ñu mës a nekk à Fadiouth mosuñu jógee fii. léegi yow ba nga toogee Dakar ñoom luñ la wax pour nga féetewoo fa. non bu ñu ma la defee Dakar dama doon dem rek di ñëw rek waxuma pour fa féetewoo foofu mais ñoom chaque fois comme nu ma dul gis fii rek noonu laa doon def donc su ma amee combat aussi ma ñëw combat bi fii laa koy préparé ba le même jour ma jël gaal daaw ma su may demee du may yéeg ci pont bi damay jël gaal ma traversé dem dugg suma oto dem. lu tax daawoo yéeg ci pont bi. non dafa nekkoon loo xam ne mag yi ñoo ma ko waxoon. ne sooy dem jëlal fii parce que peut-être am na loo xam ne lu ko waral ñoo ko xam parce que ay ndigal rek la ma doon jox ci ndigal yooyu. ma boo amee combat nga war a sëgg 5 heures wala 6 heures nga nekk fii añ ba pare jóge fi dem ba Dakar coono boobu daaw la def dara. non man daawu ma woon am yëg coono boobu parce que je me rappelle suma revanche ak Mor Nguer bu ñuy préparé fii may sangu suma benn pa ñuy wax Makhtar Touré mooy Pape Ibou Touré ndem si yàlla bi may préparé ba takk suma ndomu daf ma wax ne hey li nga def dafa yeex su fekkee ne ñemewuloo Mor Nguer nga wax ma dem remplacer la suma rongoñ yi tuuru donc man dama doon yàkkamte su ma amee combat pour heure bi jot waaw donc loolu lu ma wax rek li saa si funki naa bi suma rongoñ yi di tuuru doomam bi moo ko wax ne et papa bàyyil jàmbur bul yàq suñu làmb ji bàyyil jàmbur. souvent yan heure nga daan quitté fii. non ma fii mu daaw naa fi quitté ay 11h30 dem suma yaay su demee mees ba ñëw ba pare mu yeewu moom ma dem ak suma papa. waaw. durant sa carrière yëpp si biir kër gi fii ngay ngemboo jóge fi dem ba Dakar. fii laa jógee fii door a dem Dakar le même jour. waaw boo demee yàlla may la ndam après nan ngay defaat pour yegg si fii. da ngay fanaan Dakar wala non damay fanaan Dakar. woo leen ñoom dinañu xam ne yàlla jox na ma ndam su ma amee Dakar aussi ñoom dañu xam ne am naa Dakar waaw. après ñaata fan ngay def Dakar soog a dellu si fii. ça dépend su fekkee ne am na d'urgence dañ ma wax ne guddi gi ñëwal su fekkee ne amul urgence mun naa toog 2 jours door a ñëwaat sant leen gërëm leen. fii mooy garage Joal yàlla dafa def bu may commencé làmb presque waa Joal ñoo doon taal seen oto topp ma kii nekk suma xarit nekk suma nijaay nekk suma yëpp boo xam ne moom doon jël kaaram ak ñeneen topp ma ci biir àll bi ñu dem bëri ji moo tax ma nuyu si leen tey. c'est le numéro 1. c'est le numéro 1. de la Petite Côte. oui. bon lan nga ma fàttaliku ci moom ci carrière am ba mu gën a nekk tout tànk avant moo dugg ci arène bi. waaw kii mooy Manga 2. Manga 2 nekkoon na xale boo xam ne bi nga xamee ne boobu kaar yaa ngi fi suñ daan dem ci àll bi xale yi dañuy yëg ci kaar yi ci kaw ak ci biir ba mu fees del ñu ànd dem ci àll bi. bu bëree woon ba bëre bi miti te jël amul apprenti yi toog ci kaw porte bagage bi tàccu yuuxu kon ko obligé mu dugal la ñaari loxo yi dox ak yow bu doxee ak yow rek nga jaaxaan donc mu nekk ñaareelu turam ndax li tax ma ne mu nekk ñaareelu turam Manga dafa juddu papaam tudde ko yaa sant Njaay ñu dem ba nga xam ne commencé na di bëre ñu tudde ko obligé mu jóge ci obligé bi
dem Dakar ñëfe fa ba yàlla may ko ñu tudde ko beneen tur mooy le roi des arènes looloo tax ma tëb ne la c'est le numéro 1 de la Petite Côte. kii mooy Demba Ndiaye bokk ñoo xam ne ñoo nekkoon ci suma encadrement bi may commencé làmb aussi ci la bokkoon di taal otoom di def ci man di ànd ak man ci biir mbapat yi ba yàlla def ma nekk le roi des arènes. noo tudd yow. man Mouhamed Mohamed Ndiaye. Mohamed Ndiaye ñoo bokk sant kii ku ñu xam la ku ñu mën a wax ci moom la may Ndiande laa dëkk fa la jëkka fa mooy deuxième drapeau 73 lay am drapeau Ndiande dafa am drapeau Djilor ñuy feetu suñu centaine année bi Ndiande amee téeméer at ah Ndiande amee téeméer at ñu di ko feetul ñu def làmb mu amoon tool suñu gannaaw dëkk Ndiande bi mu amee tool mu ne papam ne ko dugub bi jeex na dugub bi ñu lekk jeex na da ngay dem Fajut nga dem jëli cere mu ñëw Ndiande di bëre xale yi buñ ko boolee xale bu la xoolee bi yab la bu la xeebee mu bañ a sumi daal yi bu la xeebul mu sumi daal yi di daan ba jël drapeau bi 73. Manga ku yëg doomu aadama la ku bëggoon li muy def la suñu kër Mbour dafa doon fanaan ñëw di toog ak man di fanaan waa Mbour mos nañoo ñëw ne Manga dem dab ko Dakar de Manga dañu bëgg nga bakku si Mbour dañu am lamb pour nga bakku si mun leen dellu ngeen ñëw ci man bu dee Juwaalo Saliou Ndiaye bu dee Mbour Demba Ndiaye. Manga bu mos a jàpp ni ndend li ba xool yu ci kaw defe naa ma lank duma daan loolu fit borom fit a ko mën kii ku am fit la ku baax la ku yëg nit la ku bëgg nit la suñu rakk la suñu lépp la suñu xarit la. daf doon obligé ci nit sampa nit nga bañ na doo bëre ak moom mooy la kon dootoo fi bàkku dal dem jël galan yëpp téye ko su jëlee galan yi téye ba nga ñëg nga dal di tekki say bagage teg na la mu dal di tekki bagage am teg na ngeen dal di janoo Bira Kodo bu simal am na temps boo xam ne laa la Bira Kodo sampanta naa ak moom sax succès la wax ma la daan naa ko waaye ba muy bëreeg moom la Bira Kodo di aay ak di bari bayre yëpp bëri bi benn congo la dama la wax ne la Manga ku mu mës a sol benn loxo bi xam nga ku mu mës a bëreel ba bëri bi mitti ba mu mitti xale yi apprenti yi yuuxu ci kaw obligé mu c'est fini day mel ni dof defar takkatal su accès su ngeen neetee nii rek bu la roofee bii roof la bii rek dox ak yow buy dox ak yow nga ne gàng looloo taxoon ñu di ko koy obligé moo tax ma ne la bu ñuy laaj mbër mi nga xam ne moo nekk mbër mi fi nekk borom ñetti tour Manga la yaa sant Njaay la ko bàyyam tudde mu dugg ci arène bi ñu ooyee ko xale mu dugg ci simple bi xale yi di ko ooyee obligé moo nekk sol boobu mu doon sol bi mu jógee ci obligé mu dem nekk Ndakaaru Manga 2 bi mu jógee ci Manga 2 mu nekk roi des arènes kon moom rek a fi nekk mbër moo mun a taxaw dal ne mooy borom ñeenti tur yi. pont bi kañ lañ ko fi def. pont bi yàggul bële moo yàgg. bële waaw. boobu dafa màgget après ñu defaat pont bi. après ñu defaat bi. waaw bi war na am ay ñaata at yooyu. pont bi war na am ñeenti at. donc dëkk bi mënoo fi dugg te traversé woo pont bi. non dëkk bi mënoo ci dugg te traversé woo pont bi foo mënte jaar il faut nga jaar ci pont bi ou bien nga dugg gaal dem. fii côté bi ak côté bi fu si nekk dafa am tur wala. non côté bële mooy cimetière yi. ah fële. waaw moom foofu la ñuy dëj nit ci boo xam ne. ñun ak sëriñ yi ñoo ko bokk. d'accord
lu ñuy wax comme par exemple fii catholique yi ñoo ko moom fii musulman yi ñoo ko moom. mais ñëpp ci benn place bi la. gis nga juma bu mag bi. gis nga église yi. dëkk bi nag 90% catholique la. 10% yi musulman yi. mais loolu mënuloo ci xam dara ci biir dëkk bi. dafa def ko ñoo bokk ndey ak baay. ndax kii su amul nijaay. sëriñ am nijaay catholique. mu nekk loo xam ne dëgg la jàngu jàngi nii juma jàng na le mais avant jàngu ji avant juma ji ñun ñoo bokkoon ndey ak bokk baay julit catholique bi nag moo fi jiitu julit ji topp ko ñu bokk ndey ak baay koo gis fu ko yàlla xiir foofa la doon dem rawatina saa yoo xam ne nit gaañu na fi balaa nga xam ne catholique la wala julit la mu dugg ci jàngu ji wala ñu tëral ko di ko julli ñun ñëpp ñooy bokk yëpp gis nga jàngu ji biñ koy liggéey ñun ñëpp la woon ñi fi fekkoon ñuy liggéey ñun ak ñoom ba jàngu ji pare am na benn góor gu dëkkoon fii yal na ko yàlla yërëm muy Alaaji Ibrahima Cissé toujours fii la dëkkoon bu jullit yi ñëwee mu liggéey bu jullit yi ñëwut mu liggéey te daan nañ doon ñëw ñu it bu ñuy liggéey suñu jumaa ji ñun ak ñoom la woon ndax mbir ma dafa nekkoon loo xam ne lu tar la lu metti woon liggéey la ci biir géej bañ ko waxee labbe ji mu wax leen ko ci biir jàngu ji ci mees ñoom yëpp ñu takku ñu nag ñoom ñun ñii daan nañ doon mujjee di seet catholique yi ba di jooy ndax bu ñu leen waxee ne wàcce leen ñu ne déedéet du ñu wàcce tant que li ñuy liggéey parewul rek du ñu wàcce ndax néegi yàlla la ñun yëpp a ko bokk. kon nag Manga daal ñu ngi koy sant bu baax a baax a baax ni mu def lii pour ngeen a jéem a xam it li nga xam ne mooy dundi Fadiouth diggante catholique ak jullit yi bu fekkoon adduna yëpp noonu la ñu mel rek jàmm ne ñooy benn coow du am. waaw maa nga léegi génn nañ sa kër commencé dox mbokk bi léegi fii ñu ñëw nii fii mooy fan. merci Mohamed fii mooy Fadiouth fii moo xam ne fii laa juddoo fii laa commencé di dox mbokk ndax bu ma commencé làmb ñii ñoo nekkoon ak man dem ak barke demb kii toog nii ñu di wax Badara Touré mooy doon takk ngeem ci suma kaw kale di ñëw nii di daagu si mu nga nale muy Madi Touré yaakaar naa ne yéen ñëpp gis ngeen ko moo doon yor ñaari bante yoo xam ne moom la doon jiitu kon nag balaa ma def dara fii laa xam fii laa juddoo ñii ñoo nekk suma kilifa ñii ñoo nekk suma baay ñii ñoo nekk suñu yaay. man sax mun naa wax ne kenn jiituuma ci Manga parce que un jour bi mu jógee Fadiouth boobu jël na drapeau fale ci arab bi mu ñëw Fadiouth jóge Fadiouth ñëw Dakar benn dimanche mu fekk ma man kenn ci kër ga mu ñëw mu ne ma Yématal def ma engagé combat ci Alain Lamine Gueye combat séeréer yi la de du combat kii Alain ma ne ko mu ne ma waaw ma ne ko kenn nekku fi de waaye xam naa ne gars yi léegi ñu wàcc boobu ñoom ba dara mi ñu ngi liggéey école police ci suñu néeg la ngémboo man ak benn suma morom bu ñu doon wax Alioune Cissé gaañu na bi ñu ñëwee ba waxtu ngémbu jot ma ne ko Pa Touré bale kon nag comme kenn nekkul ci kër gi ci yow yaa nekk mag te nga ñëw nga ngémba ko kooku ne ma déedéet man kañ mag laa du ma mun a dugg ci yooyu foofu laa o Badara mi ma ne Badara mu ne ma ne ko kaay nga ngémba waa ji Badara mu ne ma nit bu mosul a boole naka lay ngémbee nit ma ne ko ajuwul foofu ngémba daal ajuwul foofu boo ko ngémbee mun nañu ànd ci kii ba man am na benn wiye bu ma tegtaloon benn kii xam-xam mun naa def boobu waaye yow yaa koy ngémba Badara mu ne ma kon nag comme noonu la naa ko ngémb après noonu la ñu kiyee ñu ngémba ko man ma dem ut suma ñaari bante yi ma doon kii nii après bu ma duggee kii maa nga toppa ci suma kaw may ledde ndemba yi kii bante yi di dem ci ndende yi ci ndende waaw léegi ngemb bi lan moo taxoon ngeen di taamu ku koy ngemb ku ko dul ngemb waaw du pour affaire yi taamu sax waaye comme ngemb daal mu ngi ajo ci xoli nit waaw mbër bi waru ko defal boppam déedéet mbool bi daal waru ko defal boppam kii mu ne ma kon nag man dinaa ko ngemb
après foofu la ñu commencé mu di ko ngémb waaye ngémba bi du pour affaire yi xam-xam moom daal mu ngi koy ngémba rek ci affaire yi yàlla daal moom yëpp mooy dogal yëpp. waaw. ngeen defee seen yëpp ba nga xamante ne dara desul lu nga takk ngemb pour mu dem Dakar instant boobu yow lan ngay yëg. wàkkirlu ci yàlla rek du xam-xam bu ma am waaye nag toujours bu may koy takkal ngemba dama jàpp rek ñun ñooy daan jafe na pour ma wax ak moom lu jëm ci kii waaye xam na ma xam lu ma xam daal dinaa ko wax loo xam ne itam xamuma ko dama ci mandu ndax nit du xam lépp waaw loo xam ne xam naa ko ci tuuti daal dinaa ko dee defal lii defal laa. vraiment il est très gentil baax na trop ak ñun yaru na lépp lañu ko digal rek moom loolu lay def. xam sa mbor. léegi nag ñu ngi lay laaj Manga xam naa ne carrière am na loo ci fekkee waaw ñu la doon laaj lan nga si fàttaliku loo xamante ne lu la gën a marqué la moment bu muy am combat di fi jóge di dem Dakar di ngeen mu jeeg yooyu. waaw xam nga bu muy laata commencé bëre daf ko commencé ci mbapat yi xam nga defe naa mbapat lañ koy wax de. waaw ci mbapat yi di dem di waaraani ci dëkk yi nga xam ne ñu ngi gannaaw suñu dëkk dem ni mel ni Samba Dia ñoo jool Jon Waal di dem partout quoi waaw di fa bëre alors di daan alors bu mu jógee foofu la ñëw nag fii Fadiouth xam nga jël na fi drapeau yu bari yoo xam ne ci lamb mi la wax rek affaire mbapat waaw après foofu la jógee dem Dakar dem dugg ci kii bi bëre door bi bëre door bi aussi moom gis nañ li mu fa def daan na fa mbër yu bari alors loo xam ne mënu maa wax seen tur waaye nag daan naa seetaan bëreem gis naa ni mu doon bëre gis naa xam naa munam xam naa lu muy def aussi. ànd nañu fu bari maak moom ci kaw gi saa yu mosaan a jaaxle ci kaw gi it su ma ko ne dina sotti rek dina sotti. te moo taxoon nga naan ko dina sotti. dama xamoon ne wóolu naa ko mun na li muy def te wóolu naa li may def it du ma bëre mais wóolu naa li may def. ñàkkul woon am yooyu def si suuf. kañ def bañ a def dama daan def de. parce que am na bëre boo xam ne bëre na ko fii ñun ñëpp xaw nañoo jaaxle paa yi mais mu ngi ni maa ko tee ci loxo ne ko bëre bi sotti na yàlla sottil na ko jël bu gaaw la daan keroog. des fois daawul nekk ci arène bi avant arbitre bi di soufflé ngeen gis ko nu mu duggee ci stade bi ngeen xaw a jaaxle yooyu. déedéet man kañ nu mu mel ci arène bi su ma ne ko demal rek dina dem su sottee dina sotti gis nga muus moomu muy sangoo. yow yaay kan. tur wi nag tur wi dañ koy. bu mosaana bëre daal dinañ yaakaar ne dina am ndam toujours. te li ma wax def doon bégal paa yi yëpp bu mosaane ñëw fii day leen di defal teraanga de leen bëgg bégal. yaakaar bi ngeen amoon ne day am ndam si da ngeen xool na seen mbër dafa jàpp état wala ñàkkul am yoo xamante ne moom ngeen koy defar loolu ngeen wóolu ba ne. dinañ óolu lu ñuy def dinañ óolu itam nekkati na ci état. waaw Mohamed kon ni mu ko gisee rek am na suma xarit suma doomu ndey boo xam ne. ñun ñoo doon doxee fii ba Fadial muy Gorgui Touré yàlla dafa dogal nag mu dem ci dëj Mbuur mais kooku lu nekk daj na ko ci man ak ndem si yàlla boo xam ne moom la ñuy wax Ibou Touré keroog gis ngeen ko ma di ko tàgge ñooñu yëpp dafa nekkoon ay nit yoo xam ne dañuy sonn ci man. am na suma benn xarit boo xam ne aussi mu ngi Dakar ñu di ko wax loo jatu kooku aussi ñun ñoo doon fanaan benn nekk suñuy dem ci àll bi fu nekk bu may commencé làmb ñun ñooy ànd bi bu ma bàyyee làmb. góor gi nag amul lu mu def ful ci man daf doon jël fii il yi yëpp ay gaal la ñu doon jël di dem ci gaal yi caalaan munde partout ndax suma sagu kon nag suñu ñëwee tey ci dëkk bi fekkuñ ko fii war naa leeral dëkk bi yooyu dafa dem dëj ci Mbuur ndax moom su nekkoon fii aussi dina fi def ay témoignages am na ñoo xam ne ñu ngi Dakar yaakaar naa am na benn bureau bu ma la wax sànq muy René Ndiaye du mu nekk Caritas ñooñu ay nit yoo xam ne suma carrière yëpp ñoom la su ma réussir ci làmb ñoom la rawatina nag ñoom Mactar Touré su ma toogee fii di lim dinaa juum mais képp koo xam ne sonn nga suma carrière xam naa ko maa ngi leen di gërëm di leen sant bu baax a baax. papaam suma nijaay la waaye moom yàlla dafa def suma digganteeg moom yàlla def ko def dégg nga
suma doom yàlla def doomam ñu déggoo dunda waaw yal na leen yàlla may jàmm. luy la doon baal boobu demagul kii làmba ja dafa doon jàpp li di ñëw di ko togg di lekk cere li ma xam si ma nga def dafa baax yaru am kii am nit yi yëpp nekk dégg nga am teggin. moo fekkee suma carrière bu ma débuté ba bu ma dem arène ñoom ñu jógee fii encore di ma dab si arène. sama rakk la c'est-à-dire nag fi mu toll tey ak fi mu àgg ci làmb beetul kenn ku dëkk Fadiouth mënuma ci sori nag mais ba mu nekkee xale amul fu ñu ko dabbul fu ñu déggee ne ma nga de mu ngay dem rek ñu topp ko te lu ñuy ñibbisee it ndam rek la ñuy ñibbisee. léegi man lenn moom dama koy dégg rek te bëgg naa tey nga won ma ko na nga daan traversé gaal gi pour dem ba Dakar. waaw ni ma doon traversé gaal gi di nga ko gis léegi jël gaal bi ñu traversé ma nañ ko def léegi. nañ def waaw. jaar-jaar ki nga xam ni moo di Manga 2 ci li ñu duppee lutte traditionnelle fii ci diwaanu Sénégal nekk na ki nga xam ni gagné na médaille d'or ci semaine bi ñu jagleel wàllu ndaw ñi loolee atum 1977 la gagné na nag ay drapeau yu bëree bëri fu ci mel ne Djilor Fadiouth Simal Ndofane Nguéniène Diadakh Diofior Fimela ak Joal ak Guédiawaye fii ci diwaanu Ndakaaru ci Adrien Senghor ak fi nga xam ni moo di Maïssa Wali John ci Nimzaat. bu dee ci wàllu bitim réew it te Banjul gagné na fay drapeau yu bëri am na ay médaille d'or ci championnat bi ñu jagleel ñi nekk fii ci diwaanu Afrique ca Niamey loolee atum 1983 la nekk na médaille d'or ci li nga xam ne moo di championnat d'Afrique d'Abidjan ci tournoi Fologo loolee atum 85 la bu dee ci wàllu bëre d'or ki nga xam ne moo di roi des arènes nommé nañ ko atum 1981 Manga 2 yore na drapeau président assemblée nationale atum 1994 yore na tamit drapeau ministre d'État chargé des affaires présidentielles loolee atum 1998 la Manga 2 ci jaar-jaaram def nay combat yu bëri ci li mu lim nee na li mu fàttaliku atum 1975 daan na ki nga xam ne moo di Boy Palmer daan na Assane Mbaye ñu gën ko xam ci Faali mu daan ko ñaari yoon daan na Sele Gueye daan Pape Fall daan Maas ñu gën kaa xam ci Rajaxe daan na Doubalès numéro 2 Dame Suger mu daan ko daan Balla Bey numéro 1 Balla Gaye numéro 1 mu daan ko ñetti yoon daan na Daouda Fall daan Ousmane Ngom daan Alioune Fall Mayoro Fall mu daan ko ñaari yoon Pape Diop ñu gën kaa xam ci Baston daan na Samba Diaw daan Serif Touré ñu gën kaa xam ci Tentumbal daan na ki nga xam ne moo di Mohamed Ali daan na ko ñetti yoon daan Tubaabu Joor ñaari yoon Birame Ndiaye daan na ko ak Minta Ndiaye mu daan ko benn yoon ki nga xam ne moo di Mor Nguer mu daan ko ñaari yoon benn bi kaw la daan Mor Fadam daan Boy Niang ak ki nga xam ne moo di Sa Ndiambour ñi nga xam ne ñoo ko daan bokk na ci Mohamed Ndaw Tyson Birame Ndiaye Mor Nguer Alioune Seye ak Tubaabu Joor ñi mu defal match nul Birame Ndiaye la Doubalès Alioune Seye ak Mor Fadam xam nga ni liggéey bu ne am na wàllu neexal ba tax na Manga 2 li mu yàgg def ci mbirum sport di tàggat yaram fii ci sunum réew loolu waral jox koy raay yu am solo kuréelu mbootaay yi yëngatu ci wàllu sport di tàggat yaram di ay taskatu xibaar atum 2006 jox nañ ko raaya yoreen tamit li nga xam ne moo di Lion d'or atum 2005 Lion d'or atum 1991 ak chevalier de l'ordre national du mérite atum 90 bu dee ci wàllu diplôme d'honneur waa fédération sénégalaise de régate ak ñi nga xam ne ñoo yëngatu ci wàllu woowee jox nañ koy diplôme jëriñ juñ dénk wàllu ndaw ñi ak wàllum tàggat yaram ci ay jamonoom jox koy diplôme ak ñi yore lépp lu jëm ci wàllu variété football club de Joal Fadiouth comité bu ñu dénk ak doxalin lépp lu aju ci wàllum làmb ji mu di waa CNG de lutte ci bi ñuy amal seen juróom-ñetteelu drapeau chef de l'État ci diwaanu Fatick association bi boole kuréelu mbootaay yi nekk ci arène Adrien Senghor ak première édition mbapat bu meex bu Ndakaaru atum 2005 ñu jox ko diplôme d'honneur waa ONCAV bu Ndakaaru zone 8C bu Parcelles Assainies gouverneur bu Ndakaaru jox na ko diplôme comité bu ñu dénk lépp lu jëm ci wàllum doxalin mbirum lutte ñooñee tamit jox nañ ko diplôme école de football Manga 2 bi nekk ci diwaanu Yëmbal fi nga xam ni xam-xamam xarañ na fa kii di Manga 2 nekk na professeur d'éducation physique ak sportive ki nga xam ni moo di Manga 2 nekk na moniteur sport maanaam day jàngale lépp lu jëm ci wàllu sport di tàggat yaram day tàggat ci wàllum làmb ba sax na ràññee nañ ko ci premier degré ci wàllu entraîneur nekk na président des anciens lutteurs du Sénégal nekk na tamit président des parents d'élèves ci école unité 24 nekk na président ay seen njëlbeen Manga 2 ci li nga xam ne jàng na ko xam-xamam màcc ci ñoom ci lijaasa bokk na ci am na BFM am na certificat bi wane ni moom daal taxaw na ngir mën a jàngale lépp lu jëm ci wàllu éducation physique ci wàllu tàggat yaram lii di entraîneur premier degré ci wàllu lutte am na ko
lu jëm ci wàllu expérience professionnelle kii di Manga 2 nekk na moniteur sport fii ci école de police atum 1987 la waaye tamit moom professeur la EPS fii ci collège privé Saint-Pierre atum 1979 ba 87 Manga 2 nekk na professeur EPS ci collège Jean de La Fontaine atum 1978 ba 1979 Manga 2 lii di ay jaar-jaaram li nga xam ne wane na ci boppam loolee tax na RDV ñu ngi koy ñaanal njeexteelu carrière ak jàmm. tey boo doon xool sa combat yi ban nga si gën a préparé wu nga xamante ni yow bii moo gën a métti sa combat yi. non combat su ma gën a métti ci suma combat yi bari na mais combat Mohamed Ali bokk na ci parce que pour moi Mohamed Ali presque bëri na yoo xam ne ëpp na 45 minutes bëri na ak moom yàlla def ma jël ko ñu dem daanu ci barrières yi bu ñu daanoo ci barrières yi abi bi bañ a joxe jël ñu ñëwaat. donc te yaakaar naa ne ku xam Mohamed Ali xam arñam xam vivacité am nga xam ne suñu combat war na mun a métti waaw bi may am beneen combat boo xam ne aussi métti na ma mais bànne la ci man mooy fu ma match nele ak Double Less ndax bi ma ko tànk képp dañu foogoon ne waruma mun a bëri ak moom te yàlla def ma bëri ak moom am ak moom match nul. à part loolu ban combat nga préparé wu mystiquement nga xamante ne tey sa gars yi jekku nañ la. non loolu day xaw a jafe ci man parce que pour ñu jekku ma pour mu feeñ torop bi adversaire bi gëm na jekku na ma sax dinaa xaw a jafe peut-être nit si ñoo doon wax ne suma combat ak Alioune Seye daf ma jekku woon mais man taawuloon ma gëm loolu ci suma yaram waaw. même boo ko sentir doon ko bëgg a wan daal. non pour ma sentir ko sax day xaw a jafe trop. day xaw a jafe. loolu ci lan la waaw loolu ci arñu bu ma amoon ci gëm lu ma gëmoon li ma doon def. Mohamed comme ni mu la ko waxee rek ñii ci suma poulain la ñu bokk ñu ngi ci dëkk bi ñëwaguñu Dakar moom laa lay wax mooy Xamasiga. yaa ngi si arène bi depuis kañ. non depuis fin 2017 maa ngi si arène bi maa ngi bëre Stade Demba Diop si combat kii Lac de numéro 2 ak kii ak Zos man ma doon bëre ak Brise de Mer jour boobu. maa ko daanoon ñoom xam nga combat yomb na leen bu njëkk ba benn instant danañu bëri xam nga si at 2 ou bien 3 mbala 4 combat mais ñu léegi instant pour nga bëri ñaar mbala ñetti combat day métti si arène bi. mbër yi ñoo bëri léegi parce que déjà soo gisee bu njëkk ba mbër yu ñu nekkoon ak mbër yu am tey bokkul mbër fii fu ñu toll mbër yi ci la gën a bëri kon nag soo bëree soo amee chance pour bëri beneen yoon yàlla def la nga daan pour nga amaat beneen combat aussi day yomb. alors Pierre naka yitee. mos gi pis non. yaa ngi si jàmm. jàmm rek kay. foo jógee nii. maa ngi jógee sport quoi. waaw fan si. ah. fa demoon sport fi ñëw. fas bi dafa naaj sax dama ko may ma koy defee xam sa bët. non fas bi moom dafa yooy instant bi quoi. dafa yooy. waaw parce que liggéey bi moo ko jàpp. liggéey bi waaw nan lay liggéey. ah nan lay liggéey. damay béy dugub. di béy gerte di béy mboq loolu yëpp quoi. kon saison bi tëjee fii ngay daw laaxasu quoi. waaw. dugg ci door bi léegi instant bi waaw. waaw dafa bëgg a door bu dugg ci door bi man d'accord naa ci mais quand même dafa am liggéey bu mu war a liggéey avant mu dugal ci door bi parce que il faut mu xam naka lay pare kurpeñ naka lay lancer kurpeñ il faut mu xam ko donc ci initiation boobu laa nekk ak moom yàlla su defee aussi mu am tuuti ñu initier ko tuuti nañ ko mun a utal combat waaw ci saison bi. ci saison bi waaw. kon moom defagul benn combat. non defagul benn combat ci arène mais yaakaar naa ren mun na am combat ci arène bi. Doomu Baay foo duggoon. waaw maa ngi nii jógee terrain. terrain. waaw kon yaa ngi ci bu baax. waaw ñu ngi saison bi léegi mu ubbi de. waaw léegi mu ubbi kay. waaw. tey gis nga émission xam sa mbër la ñuy def ak Père Manga noo ko gisee. ah dëgg la kontaan ci rek kontaan nañ si trop. waaw parce que bu ñuy defal sa papa benn émission moom dina siy kontaan trop. dama lay laaj lu tax gars yi di ma daw si làmb bi quoi waaw parce que instant yi waroon na fekk ma passé fii quoi nekk si fi ñoom Modou Lo nekk ñoom Balla Gaye ñoom Yékini quoi. bëre dóor bokkul ak làmb simple donc yooyu yëpp maa ngi la koy ñaax yaakaar naa ne li ma la doon wax yëpp yaa ngi koy gis lu tax mbër yi nag di la gën a daw soo amee bàyyi mu ub làmb ji yëpp mu nekk grand champion international mu Mouhamed Ndiaye Robert Diouf nga am bàyyi bu ndaw mu tëj làmb ji encore am presque fukki at ak juróom yoo xam ne daanuwul sa baay ak sa yaay jël la yëkkati la jox la ci sa papa bu ndaw yaakaar naa ne ñoo yee di la daw kon nag daw boobu yàlla su defee nga am combat yow yaa prouvé ne ci suma baay laa nekk suma baay champion la woon
yow nga prouver loo xam ne comme par exemple loolu nga doon ou bien loolu nga namp donc loolu yow yaa ko war a defal soo amatee combat nga def sa fula def sa fayda comme ni ma la ko waxee rek xam ne bëre mbapat ak bëre arène bokkul. Mohamed gis nga gaal bi ñu dugg nii gaal boobu laa doon duggee à partir de 11h30 ñoom ñu jàllale ma ci gaal bi ma dem fale jël suma oto dem mooy gaal bi ñu dugg nii di dem waaw. kon tey lii mi ngi lay fàttali lu bari. mu ma fàttali lu bari. suñu muy dem ba ñu di ma jow nii su ma demee ba ci digg bi am loo xam ne ay tegtal li ñu ma doon jox ma def ko foofu donc mu may fàttali lu bari suma yaram mu ngi daw waaw day fekk nag ñëpp taxaw fale di ma xaar pour ma dem ba egg fale. waaw ñëpp di génn di la seetal. waaw génn di ma gunge si waaw. parce que léeg-léeg dama naan dégg ñu naan am mbëri dëkk Joal si ndox bi la ñuy fanaan boo leen defee dara du leen jàpp ak affaire yooyu. non moom yooyu yëpp ay wax la yooyu yëpp ay wax la xam nga mu mbër il faut ñu am toujours lu ñu koy inventé mais lii suñu cosaan la parce que dina am moment boo xam ne géej bi yëpp day far su faree fii xale yi dañuy foofu fii du fulbalee fii. bu feree day nekk suuf nii. waaw day nekk suuf digg bi rek mooy des kii ndox. digg bi dong mooy des ndox. mooy des ndox waaw. kon si nawet bi lay bëri ni ndox wala. non chaque instant dafa am moment boo xam ne géej bi day ñëw après géej bi day wàcc donc dafa am ay instant yoo xam ne soo toogee ba ci kanam déjà commencé na day géej bi day fees demee ba ci kanam géej bi day wàcc waaw su wàccee nag fii yëpp du amati ndox après dañuy dox tànk bi ci digg fale ñu jël gaal bi traversé en même temps. à part loolu su nekkul combat su ma ñëwee naturellement damay yéeg ci pont bi dem suma kër su may dem feneen doxi soxla aussi yéeg ci pont bi dem doxi suma soxla. est-ce que xalaatoon nga tey jii Mouhamed ñëw ak waa RDV def émission ba dugalaat la ci gaal gi fàttali loola moment yi noonu def combat. non xam nga seen ñëw fii surprise la ci man nekk lu rëy ci man parce que su ma toogee fu ma juddoo. ba télévision fekk ma suma kër RDV waa RDV ñëw suma kër ne ma dañ lay jox pour def benn émission bu ñu def xam sa mbër dañu dem sa kër fekkuñ la fa dab si la fii donc loolu yaakaar naa ne sant yàlla rek laa ci mën a def loolu moo tax tey ma wóone loo xam ne fii laa doon jaar demb ak barke demb ci suma carrière su ma doon préparer combat nii laa doon def fii laa doon jaar loolu moo tax ma dugg ci gaar bi pour wóol neen fi may jaar. kon nii la daan teeroo quoi booy la dem. waaw comme ni xale yi taxawee. waaw ñu xale yi taxawee nii su ma jógee foofu lañ ma teeroo. ñoom ñëpp fees paa yi mag waaw suma yaram daw. jóge nañu Joal xam ba léegi ñu ngi si tournage bi ñëw fii Val d'Or fi ngay entraîné yàgg sa mbër yi man foogoon naan sax booy rek ngay bàyyi pour man yow doo ñëw si terrain bi. non il faut ma ñëw parce que booy soo leen bàyyee ñoom rek dina am lu bari lu manqué donc da ngay ñëw superviser am na ay entraîneurs yu ma fi teg am na ay préparateurs physiques yu ma fi teg mais il faut ma ñëw de temps en temps pour superviser waaw. léegi nag ñi ngay sa benn champion moom gëj nañ ko gis ci arène bi mais xamuñu lan moo tax quoi xaa ñu bàyyi ko mu lu wax. waaw sant yàlla di nuyu ñëpp di gërëm sama père Manga 2 ñëwaat naa ci lamb ji grâce à moom la parce que amoon naa blessure moom moo ci jàpp ba ma wér maa ngi koy remercier bu baax. moom kay yaram xale la ma fekkoon dama doon dégg Manga même maa ngi fàttali bi may jàng ñuy def ci livre yi Manga 2 ma demee booy xaw mag tuuti ci laa koy gëstu tuuti di seetaan ay combat am surtout combat am ak Mohamed Ali combat am ak Toubabou Dior ak combat am ak Tyson
waaw li ma koy laaj daal mooy moom nu mu def bu nekk roi des arènes bu yàgg ci trop man nan laa war a def boo mel comme moom. waaw comme toujours ni ma leen ko wax rek ñoom ñëpp la lancé appel boobu mooy fonk entraînement fonk waajur xale bu ko def yàlla jox la doole pour réussir day gaaw soo fonkee entraînement yi fonk sa waajur yaakaar naa ne dara desatu la ci àdduna loolu rek mooy làmb Auguste am na potentialité yàlla moo ko nattu woon mu am nattu mu ngi reprendre yaakaar naa ne dina ñëw ba au top niveau. yéen waa RDB di nuyu samay waajur di nuyu sama grand sama papa sama xarit sama mag Manga waaw parce que lépp la ci man quoi waaw man la Papis Général école de lutte Manga 2 léegi nag Manga moom lay laajte nu mu def ak mbëri démb yi ba instant yu nekk nii nekk roi des arènes ñëwaat nekkaat ko ba nu muy bàyyi bëre. waaw Papis merci beaucoup mooy toujours lu ma leen di wax ci entraînement man dama amoon encadrement boo xam ne dama leen fonkoon lool ba lu ñu ma wax rek ci loolu lay topp am sumay xarit yoo xam ne ñun ñoo nekkoon benn di bëre ma respecté leen jox leen cër ba xam ne suñu wéetee lu ñu ma wax damay tenir loolu ci considération fonk nag suma waajur parce que balaa nga mun a nekk dara il faut nga fonk sa waajur am discipline am yar ndax mos naa toog ba benn nit jàpp ma ci loxo mu ne ma est-ce que xam nga sa supporter bi lu mu daj ci yow mu ngi nekk fii ma ne ko déedéet mu ne ma kaay ñu dem foofu kooku ma dem foofu laa ko xamee fasante ak moom couleur ba tey dund bi ñu dund ñu ngi fasante couleur kon yaakaar naa loolu mooy nit donc Papis Général am na facilité yëpp pour nekk champion technique boo gis mu ngi ak moom ñu ngi ko jàngal xanaa fay mu am tuuti muy xeex bi te xeex bi dina ñëw donc ñu ngi ñaan yàlla Papis góorgóorlu gën a dëggu ci boppam gën a fonk waajuram gën a fonk ay kilifaam. waaw léegi deuxièmement bi mooy lu ma koy laaj man Papis moo ngi may wax moo ngi may won mais dafa am benn secret gaalaaj bu soo boo xamante ne moom laa bëgg mu jox ma daaw bëri maa ngi koy wut ba léegi mënu ma ko jot si moom waaw loolu tamit bokk na ci li nga xamante ne des na si ñun quoi ñun ñoo ngi dégg ñoo gis ñoo ngi gis ay feem ñoo ngi gis entraînement physique xam nga contact lépp ñoo ngi koy def mu ngi ñuy jàngal ay feem mais nag lu sew loolu soxla naa ko man mi Papis kon maa nga faw nga génne lu sew li non xam nga xale yi toujours dañ leen di wax donc mais xam naa duñu doyul rek yàlla dina def loolu dina mos a egsi bésam dina mos a ñëw. man la Malem Niani maa ngi gërëm Manga Do bu ñu jàngal bëre ndax man yegg na Dakar trop nekkuma ci écrit bu boo xam ne arrangé na ma damaa ñëw ne écrit bi arrangé ma trop écrit bi arrangé na ma trop nag mais sim na ofok seereer ko gidma Manga gidma wa écrit ni mbartinin mo jufin fagara hay ndemne écrit tout le monde santa den mom ino men rek nanano ndigal den waaw gidma Manga yit Manga ja luma jaaxal ci carrière am yëpp ay borem yëpp xana déplacement doon déplacement di door ñoo xam ne ñun mënuñ ko déplacement doon déplacement di door di ñëw te boo ñëwee mu jël la daan la loolu laa bëgg mu gën maa jox ñu gën ko jox écrit bi yëpp ak ñeme bu mu ñeme woon ak song bu doon song boo ñëwee mu xoj la def la suuf. mais leen moo ma jaaxal mën na la jox déplacement bi mën na la jox ni ñuy dóoree mais fit bi moom mënu la ko jox. fit bi moom yaa koy dundal sa bopp moom wante Manga moom déplacement bi rek laa bëgg ñu jàngal ko waa écrit bi yëpp. yow déplacement boo ko amee rek tranquille. waaw déplacement moom boo ko amee rek doon roi des arènes comme moom. oui bëgg naa ko moom toog déplacement su ma ko jox. kon maa nga joxe déplacement. waaw déplacement bi jox naa ko sax parce que léeg-léeg moo gisee combat am yi yëpp mu ngi koy jëm a def dóor bi moo xaw a des tuuti waaw dóor bi la ñu war a centraliser rek mais jeex na. ba léegi dafa am benn affaire bu ma jaaxal mbëri séeréer yëpp dañuy am problème dóor ci yow mosoo ko am loolu dafa maa jaaxal trop. non mbëri séeréer yëpp amuñu problème d'or ah Auguste amul problème d'or Mamady Ndiaye amul problème d'or la première étant ni Mamady Ndiaye am na. soo déggee mën a mbëri séeréer waaw mbëri séeréer lu ci ëpp. non su lay dinañ mën a bëre trop ba fu ñuy bëreel dañuy bañ ñu jàpp la. mais xam nañ ne bu la jàppee dañ lay daan. su lay doog séeréer la amul problème benn d'or. waaw bëriwul. non mais waaw am na loo gis rek. waaw day am ay facteurs waaw. mais loolu lan moo koy waral. non lu ko waral mooy comme par exemple ñun mbapat la ñu xam donc balaa ñu jàng dóor bi day xaw a yeex tuuti loolu rek la mais koo gis mu jaxasool mu nekk séeréer nga jaxasoo ak moom rek presque da ngay ñàkk. mais yow mosoo am problème boobu yow def nga mbapat li nga mbapat sa waa dëkk gis nga sànq bañ fa jugee paa yi wax nañ dëkk bu ne dem nga fa. ba xam nga ne aussi man def naa boxe gis nga ni jaayu tubaabu joor bu ñu wax Pathé Fall man maa ko def kaw maa ko génnaloo ci boxe Pathé Fall
waaw boobu moom yëgu ma ko yëg ko tey. salaamaaleykum mbokk yi maa ngi tudd Babacar Mang Ndong ñu ngi maa woowee Babacar sama carrière nag maa ngi koy visé pour nekk roi des arènes daal foofu laa ko visé maa ngi ko laaj par Manga daal. pour mu nekk roi des arènes dafa yomb ci moom parce que gis ngeen bëri yu mu bëri macha allah bari na technique mais comme ni nga ko waxee sànq nga posé question ñun dañu am problème dóor fu mu nekk ci loolu laa koy installé fu mu nekk xam nu mu war a dóoree une deux xam moment bu mu war a dóor ak moment bu mu war a song donc yaakaar naa ne loolu laa commencé ak moom ci saison bi te yaakaar naa lu ma gisagum mu ngi dugg su defee loolu respecté loolu parce que moom am na yar respecté na waajuram donc lu des comme par exemple application yi fonk entraînement yi mu jàll. Manga dafa mel ni génn nga beneen champion kii mooy kan. kii mooy Bass Soirée. dama koy laaj lan mooy secret ci li nga xam ne nii moom la nekkee woon ci làmb ji doon na champion roi des arènes dem ba dellu si waat te daanuwul loolu laa ko doon laaj. waaw secret lan mooy secret loolu laa ko doon laaj. secret bi da laa jaaxal. waaw moom laa ko doon laaj moom laa ko non xam nga secret bi moom Bass Soirée mi waru ko jaaxal parce que papam moo ma doon ngemb kon waru ko jaaxal nu mu koy jaaxale papam moo ma doon ngemb ba pare mu ko jaaxal. mais daa man sama jëm bopp man maa jaaxle léegi li tax ma jaaxle mbër bu ñëw rek daan la daa am secret boo xam génne woo ko. non secret boobu ñoom par exemple Bass Soirée bi bàyyam mu ma ko doon jox kon yaakaar naa ne boobu amul secret foofu. secret bi mooy ñu gën a fonk entraînement yi. sàmm maa ngi koy wax ne sa biir mu ngi toori comme biiru Manga 2 de yaa ma bëgg a jaaxal fu mu nekk donc fu mu nekk fonk entraînement fonk waajur fonk sa kilifa toujours am discipline jox ni ci cër loolu mooy suma base d'abord ci base boobu suñ ci jàppee rek yàlla dina leen dimbale lu ñu bëgg dinañ ko am waaw. kon Bass dégg nga. secret bi léegi jox na la. waaw jot naa ci mais yaakaar naa lépp ñëwul entraînement bi moom ñu ngi ci rey suñu bopp bu baax. waaw. mais daa am lu des. waaw am na lu des. lim pour yow la moo des. mais moom ci boppam la xam na ko. waaw dinañ ko ma jaaxal Papis bi nga koy laaj yaa ngi koy laaj. waaw loolu moo ñu jaaxal ñun ñëpp. moo leen jaaxal yéen ñëpp. non xam naa boo tëjoo suruxu. comme que si télé lañ ne boo tëjoo suruxu dina ko génne. non Mbaar seen entraîneur am na lu mu leen di jox. waaw Mbaar kay. Mbaar génneel sa non booy wax nañ dëgg. waaw entraînement yi jaar na yoon. yëpp jaar na mais am na ay ruq-ruqaat il faut grand bi génne ko. foog mu génne ko. maanaam ñëpp yow lañ ko génne. merci Bass dégg naa li ngeen wax. Mohamed da ngeen ma jaaxal bu ñu egsee Dakar ma wax leen ne ñu continuer nga ne ma non damal tuure rek soo tuuree ndox ñu continuer donc dama foogoon ne heure boobu waratu leen ci liggéey. mais si parce que ay 8 heures rek moo ñu fi fekk ñu continuer ko dóor ko mu daanu. waaw 8 heures mais sportif nga yow ba léegi yow jeexaloo yow. jeexal naa bu yàgg da nga may jee rek. non ba léegi yaa ngi forme bi quoi. waaw de toute façon yéen seen courage maa ngi koy féliciter. merci parce que ñu jógee à une distance boo xam ne presque yaakaar naa di ngeen sonn mais ngeen wax ma ne sangul rek sol yére nga ñëwaat ñu continuer émission bi. dafa am leneen loo xamante ne dama ko gis man mais mu doon lu rafet parce que boo xoolee c'est ancien gloire yi bëri nga ak particulièrement ñëpp ba pare wëlbatikuwaat àndaat ak ñoom. non ancien gloire yi dama bëri ak suma mag bëri ak suma morom yi bëri ak suma rakk yi ndax Ousmane Ngom suma mag la Sama Diaw suma mag la donc bëri naa ak ñooñu yëpp wërgatuwaat bëri ak suma morom yi muy ñoom Mor Fadam ñoom Tubaabu Joor yooyu yëpp ñoom Duba Lees ñooyu ñëpp ñu ma mag mais bëri naa ak ñoom bi daan leen wëlbatuwaat nag bëri ak Dame Suguer Balabé numéro 1 ñooñu yëpp Boy Ñam nekk xam ne comme par exemple ñooñu ñun la leen jiitu donc 3 générations laa bëri lu jafe waaw génération bu ndaw bi ñëw ak suma génération ñëw ak génération bu ma ëpp. ba pare créer benn kuréel boo xamante ne nga uufaat leen waat. waaw ñu créer benn kuréel ñu jox ma nekk ci bopp bi loolu peut-être dañu am yaakaar ci man comme keneen mënoon na ko nekk Double Less mun na nekk tey président des anciennes gloires moi Ahmed Ali ak xolam bu rafet bi mun na nekk tey président des anciennes gloires de la lutte
donc ku nekk mais suñu booloo ne nañu jiital Manga peut-être dafa am loo xam ne dañ ko gis ci man. mais jubóo boobu à travers ci loolu maa ngi leen di gërëm di leen sant bu baax a baax. mais jubóo boobu ngeen doon tasa ci arène bi di dóorante nekk ci combat après ngir wëlbatikuwaat di àndaat. loolu mooy wone ne réew mi ñu ñoo ko moom ñu ñoo ko mun a defaral suñu bopp loolu nekk yoon ay ennemis ay adversaires la ñu woon bu ñuy bëree ku nekk daf doon jëriñoo moromam parce que mun naa wax ne Mouhamed Ali moo nekkoon suma trésor su ma bëree ak moom mun ci am dara moom mu mun ci am dara donc mun naa wax ne suma trésor la kon war naa ko mun a fonk donc war naa ko mun a ñaanal yàlla bàyyi ko fii suñu kanam donc je pense que dañu war a jàppante suñu biir xam ne ñun ñoo bokk ndey ñun ñoo bokk baay lu ñu doon def compétition la woon ay adversaire la ñu woon mais nekkuñu woon ay noon ou bien ay ennemis. ñu ma doon jàppale yëpp yaakaar naa su ma toog fii di lim dinaa leen jum ku xam Mansour Camara daf ma doon jàppale Émile Wardini ñëpp xam ngeen ko moo nekkoon président écurie Séeréer daf ma doon jàppale à 100%. président bu fi nekk tey muy docteur Alioune Sarr daf ma doon jàppale am ay encadrement yoo xam ne nag encadrement yooyu bëgguñu caaxaan ku bëggoon bër la ku xamoon làmb la muy René Ndiaye nekk suma mag nekk suma yëpp ba fu mu nekk mooy nekk suma conseiller kon nag ñoom Benoît Diène ñoom wax naa la ko bu ñu demee Fadiouth ñoom benn suma xarit bu ñu wax Léon Diatou tudde naa ko doom sax ak ñoom Gorgui Touré wax naa la ko ñooñu yëpp bokk ci suma encadrement am ñoo xam ne aussi bokk nañu ci encadrement bu njëkk ba mais après bi seen fonction yi mayatu leen ñu ànd ak man nekk ay kilifa ji réew mi donc yooyu jarul ma tudde seen tur xam nañ ne maa ngi leen di gërëm di leen sant bu baax a baax. RDV seen liggéey ni ma ko gisee daf ma doy waar lool parce que dama foogoon ne du ngeen am courage boobu tey ñu ñëw egsi ba 8 heures ngeen wax ne nañu demal sangu ñëw ñu continuer liggéey bi kon ay xale yoo xam ne ay xale ñu xereñ ngeen maa ngi leen di encourager di wax seen DG ne gis ay xale ñu takkoo noonu jafe na ci jamono bi léegi parce que am na ñu mu nekkoon dañu wax ne ah sonn nañu mais yéen a may encourager pour ñu continuer émission bi kon maa ngi leen di féliciter te xam ne li ngeen def réew mi ngeen ko defal. looy tàggatoo. tàggoo di gërëm ñëpp di gërëm ñoo xam ne ñu ngi seetaan RDV xam ne télévision boo xam ne am na njëriñ ci réew mi la ndax RDV moo mun a tax ñu xam nit bu baax a baax moo mun a tax ñu ràññee nit liggéey bi ñu def kontaan nañu ci parce que làmb ji demuñ ko jéegaane feneen ñu ñoo ko moomal suñu bopp di gërëm askan bi yëpp di gërëm suma njaboot di gërëm suma yaay ak suma papa yëpp maa ngi leen di ñaanal yàlla boo xam ne moom ñëpp nu mu nam ci doomi adama rek loolu lay def askan bi aussi maa ngi leen di ñaanal jàmm am ci réew bi di ñaanal le président de la république son excellent maître Abdoulaye Wade di ko delloo njukkal ci li mu defal ancienne gloire yi parce que loolu ancien képp ku nekk ancienne gloire rek képp ku nekk ancien lutteur rek bég nga ci kontaan nañ ci subvention bu mu leen jox ñu ngi koy ñaanal yàlla ñu ngi koy féliciter ñu ngi koy encourager ci tànk bu mu taxaw réew mi yàlla jàppale ko ci lu mu bëggal réew mi o fogole séeréer mi manga de na gidma nuun xaye na RDV leya nuun e i njege tig a refange cosaan o ten ref njom séeréer ino weke njom séeréer i mbertu leya ne i mboña mboñ cosaan fani moy kon nak nu ngapta in a ɓiy nuun i ndefu manum i ndefna rek nu mbara o ngeɗana ino yaaro yi ndax o yaaro yi fiyana in sutura mais gidma nuun joka nuun a njal leya nuun e njom ne wetida koy njom na wetida koy ngoor ke na ina maaf re te ref ngoon deɓ ke surtout nu mbago ngapta den te ref Mamady Ndiaye in te ref Auguste Mbagnick Sène in te ref Babacar Mag Ndong te ref Papis Général ngoor ke fopit a maya nu ngapta den a njeganga combat a mbaganga mbatin caate ke mbage mbatin caate ke wen fopet nu mbara ngapta den sereer we andoona yee limima kon den parce que waagimo moom ken lima den fopet nu ande den fopet fi ndeɓ ino fi ndoxoor ino sereer fopet i mbaago ngapta den ndax roog a dimle a den mi mbadna te mbad maaga ke i ndefna njom te a ndef kupun njom sereer fa njom na kaw
sama lamb